asalaamaaleykum benn waxtu moo jot ci suñuy studio jotit ci bépp bànkaasu rajo Sud FM yi ne ci diwaani bisimila leen ci xibaaru njolloor yi. li ci gën a fës bokk na ci dox bu jàmmalal bi amoon ci suba te askanu Dugar amaloon ko ñuy sàq ñu delloo leen seeni suuf police taxawu leen bu baax a baax Denisia Sambu moo fa teewaloon seen rajo dina si àddu ci ndorteelu xibaar yi nga xam ne danañ ci waxtaane wàllu microfinance bu lalu ci l'islam ñàq lawam ci sunu réew nag nakari lool Mansour Ndiaye bi xelam màcc ci wàllu wi nguur gi war naa jooyanti mbir mi bu ñu sukkandikoo ci moom moo doon ganup émission objection si suba ci jamono joo xam ne nag commerçant yi xëy ci fukk ak ñeenti marché yi nekk ci benn dëkk ñaari gaar ñoom daal lank ba tëdd si naaj bi ne kenn du fa amal foire bi ñu fas yéene amal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu nekk ndax nee nañu daal day jalgati déggoo bi ñu amoon ci atum 2015 ngir am li ñu bëgg nag dàq ñu lenn li ñu dàq nag mooy tirage au sort jëmale ci Coupe d'Afrique bu ren bile mbas mi moo fa jaar Josette Kali dina fi teew fàttali ñu li gën a fës ci wàllu xibaar Assane Thioune la ñu ciy àndal moo ne ci xarale gi. Habsa Elimane Wane. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi waaye dañu koy door ak l'accident bi métti bi nga xam ne moo amoon bii te suñu ndaw Mamadou Camara doon ñu ko yeggee te mu amoon ci tali foofu lay jëmale ci Kër Madiabel bilang bi si boppam nag moo yokku ndax ñaar ñoo xam ne dañ ci amoon ay gaañu ñoo mujj wuyu ji suñu borom loolu yóbbu bilang bi ci juróomi doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ñu fàttali ne l'accident boobu nag mi ngi am biik ci diggante benn auto 307 bu jugee fële ca Kër Socé ak benn oto boo xam ne mooy ñuy duppee 7 places néew ñi nga xam ne nag ñoo ci ñàkk seen bakkan jamono ji ñu ngi ci morgue centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Camara ñu jógee ci Kaolack dellu si fii lu soriwul dara Ndakaaru rawatina fële ca Diamniadio ndax ca mairie ba sànq daal waa Dugar jeexaloon seen dox bi nga xam ne daal li ko lal mooy wàllu jàmm ñaxtu wuñ defuñu dara duma ca sori dañ fay dem fekk ki nga xam ne mooy Denisia ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay xat sa élément. moo leen bu jeek dox boobu nga xam ne si jàmm la lalu te askanu Dugar doon ko amale tey ji ci dibeer. jamono ji manifestation bi jeex na fu mu toll nii askan wi daal dinañuy tas dem marche boo xam ne nag dàkkoon nañu ko lu bëri ndax ñoom bëggoon nañu ko amal lu bëri yoon waaye xam nga jàppoon nañ ci seeni ndaw amoon nañu tamit li nga xam ne daal moom moo nekkoon ay waxtaan seen diggante gouverneur yooyu yëpp bokkoon na ci li waral marche bi ñu dàkk ko lu bëri yoon fu mu toll nii nag tey jii daal dinañu koy mujj amal marche boo xam ne dañ ko autorisé mu tàmbalee bi fukki simili ci suba fukki waxtu ci suba jotee 10 heures te centre professionnel bu Diamniadio gannaaw nag ba ñu doxee lu toll ci biiru waxtu ak fanweeri simili ñoom muy góor muy jigéen daal di nañuy yegg fi nga xam ne nag moom mooy ca mairie bu Diamniadio foofee daal di nañ fay def seen déclaration ñu ngi soloon nag ay t-shirt yu xonk yoo xam ne ñu ngi ci bind slogan bii di ngir sauver suñuy suuf fa faw nag ñu engagé wu. loolu ñu ngi ko doon amal fii buntu kanamu mairie bi nga xam ne nag mobilisation bu takku amoon na fa marche bi force de l'ordre encadré woon nañu ko ñëpp nemmeeku woon ci teewaayu bi Marie Sagna yeneen membre mouvement FAP France Dégage waaye tamit waa Y'en a marre ñoo lànk nemmeeku nañu te tamit teewaayu kii di caat fu mu toll nii nag ñoom li ñuy laaj moom mooy lu toll ci 159 hectares yoo xam ne nee nañu décret état dañ ko jëlee ci naan dañoo am décret 72 hectares nag moom la ñuy laaj ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Sicap te diga nee nañu nag du ci dal ñoom suba sax am nañu li nga xam ne dañoo porté plainte Sicap ndax suba am nañu audience ak waa Sicap xam ne nañ ne nag Sicap décret boobu mu fa amul décret ndax décret bi nga xam ne moom la am te buntu Diamniadio la waaye fii mu nekk fu mu toll ni di liggéey amu fa benn décret te nee nañ sawar nañ ci loolu dem nag fële nga xam ne moom mooy ci tribunal dem tontu ji ci citation directe bi nga xam ne nag daal dinañ leen koy andil nee nañu nag duñu bàyyi fu mu toll nii mbir mi di jëm kanam waa saaf yi ñi nga xam ne ñoom ñooy saaf yi maanaam localité yi nekk fii ci Dugar fii ci Diamniadio ba ci Daga Kholfa ñoom ñëpp nag ñoo mobilisé woon tey ji ñu porté combat bi pour xam le ne nag ñoom duñ ko nangu daal dinañ itam joxoñ baaraam tuuma maire Moulay Gueye ne sentiruñu ko ci combat bi te nag li ñu bëgg daal fu mu toll nii moom mooy mu jóge fi ndax nee nañu ne dalee na war loolu daal mooy li nga xam ne xat ko mënoon nañu ko retenir fii nii ci marché bi nga xam ne fu mu toll nii jeex na c'était bien encadré ak tamit daal dinañuy tas dara desatu fi
Denisia Samb fii ci Diamniadio Porte Sud FM. jërëjëf Denisia Samb bi teewee dox bi nga xam ne li ko lal mooy jàmm bi nga xam ne doomu Dugaar yi ñoo ko doon amal tey jile ngir sàkku ci entreprise bi nga xam ne ci Maroc la fare delloo leen suuf bi nga xam ne moom la jël mu toll ci suñu sukkandikoo ci ñoom ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti hectares ñuy xamal Denisia Samb sax ak taskatu xibaar yi fa teewoon ne ëllëg ak jàmm danañ dajeek société marocaine boobule ñoom doomi Dugaar. ñu wax ci leneen jëmale ci microfinance boo xam ne nag ci charte l'islam la ñu ko tekk muy microfinance islamique moom nag ñàkk law fii ci Sénégal metti lool ki nga xam ne mooy Mansour Ndiaye xelam màcc jëmale ci wàll wi nee na daal nguur gi ñoo war a joyanti mbir mi ngir daal lépp loo xam ne ay jeexital yu bu baax la jëmale ci microfinance boobule ñu mën kaa jël ko daal sukkandikoo ngir mën caa dundal wala boog jàppale askan wi bu baax a baax Mansour Ndiaye boobule moo doon ganup émission objection bu El Hadj Baye Omar Gueye ñu leen koy dégtal dibéer bu ne déglu ngeen ko sànq ci xibaaru français yi ak ki nga xam ne mooy Aïssatou Gueye Ba mun ngeen ko it dégluwaat ci suñuy plateforme yi rawatina ci YouTube bi wala ci Sud FM senradio.com saa yu leen soobee ñu fàttali ne ëllëg sax ak jàmm dinañ ubbi fii ci Ndakaaru ci diirub ñaari fan juróomeelu forum bu ñu jagleel wàll wi di finance islamique diggante Malaisie ak Afrique de l'Ouest nan la ñuy fexe daal ba gën a lëkkaloo mbir yi ngir gën a sukkali comme jëmale ci wàllu l'islam nag mooy xët bi nga xam ne moom la ñu nar a waxtaanee te Institut africain de la finance islamique di ko am ay ndaje yu am solo yoo xam ne dinañu ko amal ci ndaje googule nga xam ne ñëpp ñuy yëngu ci wàll wi dinañu fa teew bawoo ci fii ci réew mi di secteur privé bi ak ñeneen ñoo xam ne it dañuy jugee biti réew ñëw teewe boobule ndaje ñu jugee file ci Ndakaaru dem fële ca Thiès benn dëkk ñaari gaar fekk fa commerçant yi nga xam ne dañoo bootu ci Unacois Jàppo te di xëy saa su ne ci fukk ak ñeenteelu marché yi nga xam ne ñoo nekk foofule ca Thiès ñoom nag dañoo bañ ne daal foire régionale bi ñu fas yéene amal ci promenade des Thiessois ñu jàpp ko ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu nekk nag ne loolu du dal ndax dafay ñëw daal jalgati charte yi nga xam ne moo bawo woon ci déggoo bi ñu amoon ci atum 2015 ñu déglu si Thierno Ciss jiite Unacois bu département bu Thiès ci micro Babacar Ndaw. bu ngeen gisee tey lii lu ko waral commerçant yi jafe-jafe yi ñu nekkee contact ak métti ci marché yi ci foire yi fi daan am ba ñu am consensus bi ñu trouvé woon ak 2015 début Ramadan ba lendemain Tabaski kenn du fi tegu bu ñu may ko commerçant ba fi kenn tegu foire loolu ñu ngi ci doon wéyee li ci des ñu ngi doon xool procédure ba nan lay doxe ba ñu régulariser ko ba yëpp tegu ci yoon amoon nañu ay réunion yu ñu commencé woon avant Covid bi ñaar réunion préfecture pour ñu mën a xool foire yi ñu koy canaliser ak kees bu dee benn foire buy am ci at ñu xam bu dee ñaari foire ak commerçant yëpp xamu ko ne benn bii moo ci am léegi yàlla dogal loolu bi mu amee Covid bi ñëw ñu arrêté ñun dañu toogoon ñu yaakaaroon ni suñu yaakaar li waroon a xew moo ñu relaxé loolu amuñu ko dañu toog rek benn jour ñu dégg ni foire am na ñu dégg ci Touré Unacois man de ñi ko jëkkoon bi ci laa bokk ma ne woon bu amul ca ginnaaw bi may gisee aussi autorisation bi ci laa ko gëm ñu ngi leen di xamal ne aussi foire bi parce que commerçant yi ñoo nekk ci marché yi 11 mois ñu ngi ci marché wala 12 mois noor nawet bépp recette bu am ci communes yi di ko jël ci marché yi ci commerçant yi lañ koy jëlee benn événement ñëw nit jóge dafa def opération yóbbu li ko commerçant yi war a am bàyyi leen encore ñu continuer waat di souffrir loolu vraiment kenn ku ne na nga ko xool ci sa bopp kenn ku ne ñu xool ci sa bopp kenn ku ne am nga sañ-sañ boo xoolee lu lay lor ba ca commencé ca ministère ba député ba président képp ku ne am na sañ-sañ boo gisee lu lay lor nga jël say mata xam nga défendre sa intérêt te commerçant yi aussi vraiment sonn nañu Covid bi mu ñëwee 2 heures tëj nañu 14 heures tëj nañu 18 heures tëj nañu te teewul kenn teggul ci benn taxi amul benn taxi boo xamante ni teggeekul ñu kaw commerçant yi ñu koy fay ren jii sax dama xalaatoon ni kenn warut a xalaat sax di tëgg foire ak 2021 loolu la ñu amoon loo xamante ni vraiment nakare nañu biñ ko yëgee aussi kilifa yi ñu ci war a waxtaan nañoo ko suuf woo naa leen téléphone xam leen ni lii bu mu jëm kaw na ngeen ko teg ci suuf ñu toog ba parce que bi
biñ koy jox kenn yëgul man yëguma kenn yëgul. xanaa UNACOIS du kuréelu commerçant yi. kuréelu commerçant yi la woon loolu nag moo ñu métti parce que buñ ci ñëwoon appuyé ci dem ci ñun ñun yëpp ànd parce que avant lii di am nañu ñoo xam ne dégg naa ko ci groupe marché bi Thierno da leen di la layam mais xam na ci dara te man yëguma tinuma loolu moo tax tey ñu jël position bi nga xamante ni président ñu ngi koy ñaan ak képp ku mu àndal lii na ko teg ci suuf UNACOIS ñun ñoo ko moom commerçant yi jot nañu jox leen seen i gëdd ñu jox seen responsabilité du foire bi rek moo tax ñuy jóg di xeex. ki doon àddu ñuy teew mooy président UNACOIS département bu Thiès di Thierno Ciss ma fàttali ni ñoom yi nga xam ne ñooy commerçant yi bokk ci fukki marché ak ñeent yi nekk foofule ci benn dëkk ñaari gaar ne ñu daal bëgguñ benn yoon foire régionale bi ñu fas yéene amal ci ñaar fukki fan ak juróom am foofule. ñu wax ba tey ci wàllu koom-koom jóge ci wàllu njënd meeg njaay bi jàll ci wàllu mbay mi waxtaanee li ñu duppee semence paysanne ndax day tax daal ba ñu gën a aar suuf si wante nag daal dafa mel ne moom it lawul bu baax a baax ci suñu réew moo tax daal dañoo bëgg mbir mi soppeeku Awa Thiaw. fexe ba suqale li nga xamee ni si moom moo nekk jiwu cosaan ngir daal di defaraat bu baax dend bi nga xamee ni si kat moom moo ñu wër nekk na yitte ju tar ci kuréelu baykat yu bare yoo xamee ni si nekk nañ ci réew mi looloo tax nag ñu dajaloo ci Kaolack ànd ak Caritas ngir benn atelier boo xamee ni si kat dañ ci siiwal ak wesaare TIRPA di benn instrument juridique buñ naan traité international sur les ressources phytogénétiques kuréelu baykat yi nga xamee ni si ñoo ànd ak Caritas nag ñoom ñoo bëgg a taxawal li nga xam ne moo nekk plaidoyer bi abbé Etienne Dene Ndong nekk directeur bu Caritas Kaolack. li ñu soxal mooy nit te ku wax développement humain intégral nga wax dimension yi ci nekk ñëpp am na koom-koom maanaam yokk suñu am ak suñu richesse wax lépp li nga xam ne moo nekk ay soppeeku ci jaww ji ci ñu xam ne nekk na ay méttit ci askan wi nan la ñuy def ba lépp li nga xam ne moom la ñuy def ak baykat yi wàññi bu baax a baax méttit yooyu nga xam ne dañ ko jëlee ci soppeeku u jaww ji ñu foog ne semence paysanne ci la bokk xool nan la ñuy naatalaatee gàncax wi ñu wër ci la bokk bésub tey nag focus bi nekk ci li ñuy wax semence paysanne jiw yoo xam ne ñun ñoo ko dencal suñu bopp baykatu Sénégal am nañu xam-xam lool te war nañoo liggéeyaat gestion connaissance u suñu baykat yi seen xam-xam ci mbiru bay ci mbiru tànn seen jiw nan lañ doon tànnee suñu gerte foog naa liggéeyu ONG yi fekk si liggéeyu nguur gi war naa mën a gën a dooleel li nga xam ne daa jógee ci base xam-xam boobu nga xam ne suñuy baykat am nañu jiwu cosaan day bokk na ci li nga xamee ni si dana defaraat bu baax a baax suñu suuf si lan moo tax nag ñi nga xamee ni si ñoo ñu jiite mel ni ku ko xamul li ko waral kat nee nañ daf di am na enjeu yoo xamee ni si koppar bu bare moom moo nekk ci gannaaw yooyu kàddu ñu ngi ko nungoo ci professeur Pape Maïssa Dieng bu université Gaston Berger bu Saint-Louis nekkoon kenn ci yombalkatu ndaje moomu. affaire semence yi dafa nekk loo xam ni lu doy war la parce que nee naa sànq gis ngeen bi mbir ñuy wax Covid bi mu amee li ñu njëkk a def moo di dem wuti lu askan wi lekk donc loolu moo di mbéy lu am solo lu ci réew te mbéy nag boo ko waxee da ngay wax jiw li ñuy béy gis ngeen ni ko li ñuy wax engrais ak pesticide na sa xale ba nga xam ni mais lii ëppoon njëriñ ci ñun moo di ñu wut mode mbéy boo xam ni li muy utiliser ci engrais sax du bëri maanaam loolu li ko waral lan la moo di jiw ji dafa nekk xeex la boo xam ni industrie yu mag yi nga xam ni ñooy produire jiw ñoo bañ suñu béykat yi am seen jiwu cosaan mbootaay bi nga xam ni moo yore mbéy mi ci àddina bi tënk na benn bataaxal boo xam ni jox na béykat yi seen àq ak seen yelleef pour ñu reconnaître que ni jiwu cosaan lu ñu mën a jëriñoo ci suñu réew yi la moo ëpp njëriñ pour ñun jël jiw bi nga xam ni moom la ñuy jox moom la ñuy wax semence conventionnée wala semence certifiée parce que semence conventionnée wala semence certifiée dafa am lu nekk ci ginnaaw moo di day nekk moomeel boobu industrie yu koy moom mais du ñu nangu def ay semence yoo xam ni ngóor bu ko jiyee ren déwén mën na ko ji déedéet ba nga xam ni dépendance boobu la semence certifiée ak semence conventionnelle di indi ci suñu mbéy mi. mbas mi nekk Covid-19 wan nañu ni toll nañ ci jamono joo xamee ni si kenn ku ci nekk di nga jéem a demal sa bopp looloo tax kuréelu baykat yi xalaat ni nguur gi nag war na soppali doxin ndaxte loolu rek day moom moo ñu mën a musal Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Awa Thiaw jigéen yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàll wi mbir mi soxal leen loolu moo tax daal ñu ngi soññ nguur gi ngir mu gën a xoolaat taxawaayam jëmale ci loolu nga xam ne mooy jiwu cosaan ñu déglu kenn ci ñoom di Mariam Sonko ci sa micro. kenn mënul wax jiw te waxoo jigéen kenn werantew ko fii ci Afrique ci wàllu jiw jigéen moom moo ci taxawaay boo xam ne nii bu am solo ndax en Afrique dañu ne jigéen mooy denckat jiw mais du denc bi rek parce que moom dafa am
lien boo xam ne ni moo ko boole ak jiw ndax jiw doonul li nga xam ne ni pour lekk rek mais dafa am suñu culture suñu tradition yi nga xam ne ni daf ñu boole ak jiw loolu tax na ñu mën a ci xàmmee suñu bopp donc jigéen dafa di nit koo xam ne ni xalaatam bu njëkk mooy nan la war a dundalee famille am ci dundal bu sell ak ci anam yu baax moo tax mu gën a jege jiw mu di koy saytu di koy topp di koy caractériser parce que tey bu ñu waxee caractérisation des semences paysannes jigéen moo ci def liggéey boo xam ne ni parce que daf koy tester mu xam jiw bi fan la adapté wu ndax ci plateau bi wala ci bas-fond bi wala ci mangrove bi liggéey boo xam ne ni daf ko topp ay at di koy seetlu mu xam jiw bi moo baax fii lii moo mun a résistant ci par rapport à la salinisation loolu yëpp jigéen moo koy def donc tey bu ñu naree privatiser jiw boobu vraiment jigéen du gisati boppam te dinañu nasaxal lépp xam-xam boo xam ne ni jéemoon nañ ko développer depuis ci suñu maamati maam yi ci wàllu jiw day réer jigéen du gisati boppam du moomati boppam surtout jigéenu àll ndax amuñu dara lu dul béy te mënuñu wax béy te waxuñu jiw donc ñun tey suñu cri de cœur mooy nan la ñu war a gëddalee jiw cosaan parce que ci loolu la ñu mën a gisal suñu bopp ci loolu la ñu mën a wane suñu mën-mën ak suñu fasteef parce que tey suñu famille la ñu yor suñu askan la ñu yor te suñu xalaat mooy nan la ñu mën a nekkee ci ay anam yu baax ci anam yu wér ci anam yu dundi moo tax suñu nee jiw cosaan dafa di jiw boo xam ne ni jiw bu bon la ñun dañ koy werante parce que def nañ ci ay test ay jéego tey ci par rapport à l'agroécologie beaucoup de pratiques yoo xam ne ni suñu maam yi daawoon nañ ko def ñu ngi koy dekkaliwaat mais di koy méngale ak jamono ji nu muy doxee donc tey yaakaar nañ ne nguur Sénégal suñu déggalee suñu jàppalee réew mi day jëm kanam ndax Covid bi wane na ne suñu jëlulee suñu développement en main dañuy nekk ay esclave bu ñeneen yi bu Covid bi amee dañu tëj frontières yi ñun suñu amalul woon suñu lekk bopp fu ñuy jëm donc nañu góorgóorlu ñu delloo si suñu xel ñu xam ne ni lu ñu moom rek loolu la ñu mën a dundal loolu la ñu mën a fësal ci loolu la ñu war a wéeru pour ñu mën a yor suñu développement. Sud FM. ñu wax nag jëmale ci wàllu njàng beek njàngale mi rawatina démb nit ñi sargal ak jox ay raaya gone yi nga xam ne ñu gën a daal xarañ foofule ca Bakel ñu leen doon feete démb ñu bëri nag ci ñoom ay jigéen la ñuy rawatina ci wàllu science inspecteur d'académie bi bu Tambacounda ak ñi nga xam ne ñoo faree foofule yépp di ko rafetlu Boubacar Tamba. gaaw gi Bakel doon na sargal ndongo yu ñu ràññee ci ñetteelu jongante yi ñu doon amal président conseil départemental ma ko doon organisé di leeral la ko waxal Ibrahima Diallo. ñu ngi wéy di dem di construire ay salle de classe ba nga xam ne ay collèges yoo xam ne ay mbaar la woon sox yëpp léegi nekkatul ay mbaar c'est tout est en dur. alors ñu ne en même temps il faut que ñaari leviers yi dem donc pour accès bi ak qualité bi loolu moo tax ñuy équiper xale yi également établissement yi ay jumtukaay yoo xam ne dina leen dimbal jàngalekat yi dimbal xale yi également ñu mun a xam lu ñuy jàng bu baax. ñaareel bi aussi ñu ne dañuy créer benn émulation entre xale yi ñu mun a xam ne lu amee man dinañ ma primer ci kanamu nit ñëpp kanamu population man war naa aussi tekki dara ci li may jàng li may def loolu moo tax day yokk émulation bi mais entre établissements aussi parce que dañoo def tout pour établissement yëpp bokk ci y a beaucoup d'établissements amuñu benn lauréat dañu war a seet bopp donc nee nañu xale yi am nañu moyenne dem nañu concours général te amuñu benn lauréat laaj na nga xoolaat sa bopp. ñoom fukk ak juróom-ñeenti ndongo ak ñeent lañ doon sargal ñu ràññee ci juróom-ñaari jigéen yoo xam ni kenn ki sax moo jël prix bu njëkk bi ci wàllu français keneen ki ci wàllu physique chimie Babacar Diak di inspecteur d'académie bu Tambacounda di ko rafetlu. parce que gis nañu ne presque prix premier prix yi ci ëpp yëpp jigéen ñi ñoo ko jël cela veut dire que donc scolarisation des filles mën naa wax ne tey jii Sénégal réussir na ko te li ci des mooy la qualité te loolu aussi ñu ngi ci bu baax parce que aussi xale yi non seulement léegi dugg nañu ñu ngi jàng toog nañ ci école yi mais surtout ñu ngi réussir brillamment seeni études. conseil départemental bu Bakel sët na itamit ay xarala daara yi seen ndongo yi am ndam ci bile jongante. Boubacar Tamba doon baawu Bakel rajo Sud FM.
jërëjëf Boubacar Tamba bi teewoon concours général démb foofu la ca Bakkal te jigéen ñi fës ci lool gën cee ràññeeku ndongo yu góor yi ñu wax nag ci tolluwaayu mbas mi ci suñu réew tey ji ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di ñu xamal ne démb ci gaaw gi du kenn koo xam ne kenn moo ci ñàkk bakkanam ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu siwal leen ni am nañu doomu jàngoro bi fukk ak juróom-ñeent yi nag bawo ci ñi nga xam ne ñoom ñu ngi leen di topp ministère de la santé et l'action sociale di ñu xamal na ñetti doomi aadama ñoo sonn fi mu toll nii ba ne ci Sowétas ci jamono joo xam ne ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari malade la waa kër docteur di faj ci l'hôpital yi wala seeni kër ni campagne vaccination bi di ñaq bi jëmale ci ngir xeex Covid bi dooree suñu réew ba jonn yàlla tey nag ñi nga xam ne ñoo jot ñàkku toll nañu ci ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett junni yu toftalu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ñu wax nag ci li nga xam ne Assane Thioune fi mu toll nii moo soxal ñëpp di ñàkk kaaraange gi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci Ndakaaru tax sax démb ci gaaw gi xam ngeen ko luy tolloog juróom-ñetti téeméeri doomi aadama la waa gendarmerie teg loxo. bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne ñoo yore wàllu jokkoo bi foofule ci gendarmerie nationale ñu ngi ne daal mbir mi lu amoon solo démb la foofule ci ancienne piste ne ci Mermoz ak ca Wakam ndax daal dañ leen xamaloon ne ñu bëri daal dañ doon dal ci askan wi foofule bu ñu sukkandikoo ci waa gendarmerie loolu yóbbu ñu ci gëstu bés bi nga xam ne Ndeye Fat Ndiaye Ndeye Fat Diop moo ñu koy jagleel mu jëm ci wàllu ñàkk kaaraange gi ñu nemmeeku ci Ndakaaru ñenn ñi nga xam ne ñoom la dajal nag ci askan wi ne li ko waral mooy waayu askan wi ak it jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci wàllu koom-koom moo tax ñu ngi soññ nguur gi daal mu gën a taxawu askan wi jëmale ci wàllu kaaraange bi ñu déglu reportage yu Ndeye Fatou Diop. ñàkkum kaaraange nekk na lu ñu ràññee jamono ji ci Ndakaaru nguur si duñu xamal ni dëkk bi tëddee ci wàllu koom mën na nekk li koy indi. La première chose à faire mooy déjà naqarlu situation boobu mënoo am dara la nga xam ne daal mën nga ko expliquer mën nga ko utal excuse quoi mais malgré tout on peut quand même tenter d'expliquer un peu les causes. Je pense que pandémie bi effet bi moo am ci société bi ak ci économie bi dafa gën a fësal li nga xam ne mu ngi fi woon voilà pandémie bi dafa dem ba xam nga rek am na yu bëri yi nga xam ne mu ngi fi woon daf ko gën a accentuer mais quand même je pense que améliorer situation économique bi loolu dana tax voilà li taneel mbir mi. xale bu góor bii di ñëwaat ci ñàkkum xëyum ndaw ñi. insécurité bi dafa bëri ci dëkk bi xam rek ak liggéey amul moo tax gars yi di agressé ak yu demee noonu bu fekkante ne ñooñu am nañ liggéey amaan loolu agression du ci am quoi. moom nag mi ngi woo état bi te it di ñëwaat ci njëriñ bi fi couvre-feu bi amoon. waaw maa ngi lancé appel daal état bi comme ça mu xalaat sécurité dëkk bi xam nga rek ñu gën a yokk sécurité bi daal dina wàññi agression yeeg yooyu noonu tout ça la waaw gis naa ne daal loolu mooy solution bi quoi xam nga jamono kii bi ni feebar mi couvre-feu bi baaxoon na fi daan na tax nit ñi agression du am parce que dañuy teel a tëdd loolu moom baaxoon na fi tëju woon ñëpp dañoo génn nga xam gars yi dañ leen teel a tëdd bandi yeeg yooyu noonu sàccee agresseurs yëpp ñëpp daan tëju mais léegi nii libéré nañ ñëpp génn nañ. ragal dem na ba bokk ci dundu ñi dëkk Dakar ak agression yu bëri yeeg alalu jàmbur yu ñu nemmeeku kenn mënatul mucc. xibaar yi biti réew yi dañu koy door fële ci Afghanistan lum néew fukki doomi aadama ak benn ñoo ñàkk seen bakkan ginnaaw gi nga xam ne daal seen oto bi ñu duggoon di benn bus moo éclaté tax nag ñu bëri ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci loolu le ay jigéen lañu ak ay ndaw ñu jugee ci l'Afghanistan dem fële nga xam ne mooy ca Liban kenn koo xam ne moo teewal foofu le Croix Rouge moom di Mansour Ati al Maghrabi daal la ay samba booy daal jël mu réer mër ay mbokkam tey ji ci dibéer lañu ko siiwal bu ñu sukkandikoo ci waa Croissant Rouge ba tey ci wàllu xibaar yi biti réew ca Tchad nag ñu fàttali ni ñoom door nañu ñoom it seen campagne jëmale ci xeex mbas mi campagne yu ñàkk ñoom ñooñu léegi ginnaaw gi nga xam ne jot nañu luy tolloog ñaari téeméeri junni ci ay ñàkk jëmale ci Sinopharm te mu bawoo
ca Chine loolu yóbbu ñu sax ñu wax wàllu tàggat yaram ndax mbas mi ci boppam moo tax ba ñu dàq tirage au sort jëmale ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu fas yéene amal ci atum ren bi te ñu fas yéene koon amal ki ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu nekk comité local organisation bi nag moo ko xamle ne mbas mi sax moo tax ba ñu dàq loolu waaye jëlaguñu beneen app daal ngir amal boobule tirage au sort ñu fàttali ne comité local d'organisation bi moo nangu bile dàqub tirage au sort bi ci sàkkuteefu confédération africaine bu football bu ñu sukkandikoo ci agence France Presse. ñaar fukki simili ak juróom-benn moo tegu ci benn waxtu ñu dalal Josette Kali mu ñëw fàttali ñu li gën a fës ci wàllu ay xibaar. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. ñetti agent yu groupe Leeral ñàkk nañ seen bakkan ci ab accident de la circulation ca Kédougou te ñaar jëlee si ay gaañu-gaañu yu métti accident bi mu ngi am ci jamono joo xamante ni njiitum réew mi mu ngi doon amal tournée économique ci diwaan googee Boubacar Tamba. ku gisoon président Macky Sall xam ni kat am na naxar ak tiis ndax génnum àdduna sunu ñetti naataango Leeral loolu waxal mu digle 1 minute de silence ngir ñu ñaanal leen suuf sedd seen kaw li ko jiitu laata mu yegg Kédougou la joxe ab ndigal gouverneur diwaan ba ngir ñu dàqal bépp xumbute te it wàccal leen kaamil loolu la waa conseil islamique bu Kédougou ak gonewu internat Daaru Noreyni daal di def naxar ak tiis yooyee ña fi teewoon yépp ba ñu yegee xibaar bi daanaka moom lañu doon dundee njiite réew mi daal di xam ne ni benn roplaanu l'armée man ak ay médecins SAMU dina jël ñu amee ay gaañu-gaañu fi nga xamante ne mooy Tambacounda jébal leen l'hôpital principal moom président Macky Sall bi ren ne tukkib nemee ko bii gisewul leen ak campagne politique ci wàllu comme lañ ko nar a féetee ndax dafa bëgg a teg bët ci liggéeyamu santaane xam jafe-jafe yi ba noppi joxe ay ndigal jox na ndigal teewriñ ma ñu dënk wàllu weex gu yaram ngir ñu affecté ci barabu fajukaay yi ni mel ay médecins spécialistes kenn ci ñoom du am sañ-sañu jóge fi nga nekk laata joxe mi at di mat ñu fàttali ni président Macky Sall lancé na liggéeyu ñaareelu xaaju PUDC ca Tombolonkoto lancé na Promoville Kédougou ma ubbi na itamit l'hôpital bu Yanji mu ñu tuddee Amath Dansokho. ñoom ñett ñooñee di Abou Mamadou Sy Ousmane Ndiaye ak Mamadou Yoro Diallo jébal nañ leen seen borom ci alarba gi ca Podor Touba ak ca Ziguinchor. ca Tiwaawoon ab néew bu ñu suuloon ci kërub benn kilifa diine ci bisub korité moom la gendarmerie sulli ci jeudi gi ubbi nañ ci sax ab l'enquête Babacar Sow. coow lu rëy jib ci biir Tiwaawoon di loo xam ne lii ñu ngi koy laam-laamee jamono ji ab néew boo xam ne dañ ko suuloon ci kërub kilifa diine bu am tur bisub korité la gendarmerie daal di sulliwaat di loo xam ne lii dafa jot ndogalu kilifa yi ngànk ndogali ci wàllum yoon suñu sukkandikoo ci li ñu jot a gëstu démb ci guddi la ay gendarme mu ñëw yoot ndànk daal di dugg ci kër gi yee leen ba noppi daal di wone li nga xamee ni moo di ab autorisation boo xam ni day wone ni procureur may na leen ñu sulli corps bi loo xam ni mujj nañu ko def di fàttali rek néew la boo xam ni bii ñu ngi ko suuloon ci biir kër gi bésub korité am na l'enquête bu ñu ci ubbi sax procureur daal di joxe ndogal ci dëkk bu sell bi ngir ñu leeral mbir mi nga xamee ni ani lan moo ko waral di coow loo xam ne ni tulle jekk màll ji mu ngi ni kur ci biir Tiwaawoon tey ji ci 10 heures bi nga xamee ni mbir mi tàmbali naa siiw di loo xam ne lii ñu ngi leen koy toppandil. Kër Massar moo nekk léegi ñeent fukk ak juróom-benneelu département bu Sénégal loolee ñu ngi ko amal ginnaaw décret numéro 2021-687 bu 28 mai 2021 dogal gi ñu ngi ko taxawal ci àllarba gi leeral yi ak El Hadji Moussa Thiam. commune bu Jaxaay nag daanaka foofee tamit sof nañ ko ci département bu bees bi ak ñeent communes yi nga xam ni ñoo ngi ko jëlee ci département de Pikine mu di commune Malika Yëmbal Nord ak Yëmbal Sud ak bu ci sax commune Kër Massar bi lee sof boobee nag ñu sof Jaxaay ci Kër Massar dina joyanti nag yenn yi nga xam ni nemeeku nañ koon jëm ci wàllu administration mu doon nag dogal boo xam ni askan bi fa yeewoo nag rafetlu nañ ko trop jamono ji nag département Kër Massar dina am ñetti arrondissement mu arrondissement bu Malika bi nga xam ne nag dina daloo commune Malika ak Kër Massar Nord ak tamit arrondissement bu Yëmbal bi nga xam ne nag bu boole ñaari yëmbal yi mu di Yëmbal Nord ak Yëmbal Sud ak arrondissement bu Jaxaay bi nga xam ne nag dina boole ñaari communes yi nga xam ne moo di Jaxaay Parcelles ak Kër Massar Sud département bu Guédiawaye bi nga xam ne nag daanaka 5 communes la am ca njëlbeen nag benn arrondissement la amoon waaye jamono ji xar nañ ko ba mu am ñaari arrondissement mu doon arrondissement Waxinaan ak arrondissement bi di Sam Notaire li jëm nag ci département de Pikine bi nga xam ne daanaka ñàkk na ñeenti communes yi nga xam ni sof nañ ko ci Kër Massar moomee nag dina deseek fukk ak ñaari commune ba pare nag ñu xaaj ko ci ñaari arrondissement mu di arrondissement bu Thiaroye ak arrondissement bu Dagoudane.
dogal bi CEDEAO jël ngir Sénégal mën a dakkal parrainage bi suñu réew bu ko wàccoowul fileeg juróom benn ci ay weer ay daan mën na ko see fekk bu ñu sukkandikoo ci union sociale libérale jàpp nañ ni bile arrêté kenn mënu koo topp wala yëkkati ko ci wàllum droit Abdoulaye Diop. union sociale ak libérale bëgg mbiri leer arrêt bu CEDEAO bi di sàkku ñu daal di dindi système parrainage bi loolee jëfee la sant maître Abdoulaye Tine. mën nañ jàpp ni pënd ba wuri na tey Sénégal wax ji yëpp jaru ko tey Sénégal lenn rek a ko dese mooy wàccoog ponk ak sartu arrêt bi. ay daan di yoot réewum Sénégal dem ba ci ñu daal di koy acc ci kuréel googee suñu sukkandikoo ci union sociale ak libérale. mën na am ay daan yi nga xam ne mën na dem ba ci sanction économique maanaam arrêt wu flux économique yeeg financier yi mën na am aussi yeneen xeetu njeexital moom ci boppam mën na dem ba ñu sanctionné ko wala ñu sanctionné ay jegeñaaleem. ñu am ndam ci wàllum yoon maître Abdoulaye Tine ak i naataangoom ne dinañu door xeex gi ci wàllum politique su fekkee loi boobee dindiwuñu ko. bu dee moom bañ na wàccoog arrêt bi bu délai wu juróom benn weer bi jeexee ñun dañuy jàpp ni moom day diir mbagg askan bi day diir mbagg CEDEAO day diir mbagg communauté internationale bi et que posture politique la léegi mbirum droit bi moom dañ koy teg fële taxaw temb que askanu Sénégal nekk garant gardien wu bonne exécution. bu weesoo ñu daal di dindi système parrainage bi ñaar fukk ak ñaari candidat yu ñu xañoon seen bokk ci élection yi war nañ leen dolloowaat seen droit te sax mën nañoo am ab ndàmpaay suñu sukkandikoo ci arrêt bu ñaar fukk ak juróom-ñett ci weeru avril bi ñu génn. ci dibéer gi ci suba si la rëccee ca prison bu camp pénal moom mi di Baye Modou Fall ñu gën kaa xam ci turu Boy Djiné jàpp nañ ko ci alxames gi ca Missirah nekkee ca région bu Tambacounda ak yeneen ci ay nit ñu teewlu ci colonel Davy Mané. kilif gendarmerie nationale muy général Jean-Baptiste Tine daf ma jox xibaar ne tudd Baye Modou Fall alias Boy Djiné mi ngi fii côté Tamba donc si la ñu jóg teg suñu dispositif côté 10 heures ñu motocycliste raan moo kon ni gis nañ fi benn max bu romb bu ñu ko dabee ñu fekk ko station d'essence bi nekk Missirah après bi ñu ko laajee ay question si la ne effectivement moom ak Boy Djiné ñoo àndoon 2 minutes après benn auto particulier ñëw ci motocycliste bi ñu ko interrogé ci la ne effectivement moom moo transporté woon Boy Djiné wër dëkk bi yëpp ensuite commencé di ko rechercher te seen ko muy daw ci lañ ko dab jàpp ko te bi ñu defee ci une vérification gis nañ ne effectivement moom la bu ñu ko fuyee fekk nañ ci moom xaalis auto bi tamit bi ñu ko fuyee tamit fekk nañ fa ay matériel bi ñuy utiliser souvent pour def ay cambriolage. noonee mu rëccee ca kaso ba nag tax na ba Baye Alé Conté nekkoon directeur ca prison bu camp pénal ñu tekki ndombol tànkam te ki ko fa wuutu moo di inspecteur Oumar Diop ñu fàttali leen ni sûreté urbaine ñoo yore enquête bi di ko wéyal ngir jàpp ñëpp ñi nga xamante ni seen loxo laale na ci boobee mbir. ci ndoxteelu benn ci ayu bés bi Union africaine ak CEDEAO ñoo aj réewum Mali ci bépp participation ci yooyee institution ay fan dong lañ ci teg réewum France it dakkal opération militaire yi mu doon amal ci lëkkaloom ak armée bu Mali yile dogal mu ngi ruuse ginnaaw ñaareelu coup d'état bi nga xamante ni takk der yi amal nañ ko ci diggante juróom-ñeent ci ay weer. fi la ñuy ndax képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Habsa Elimane Wane. fanweeri simili ak ñett moo tegu ci benn waxtu ci bëccëg bi mu yemoo ko fi ñuy yem ci xibaaru njorloor si balaa ñuy tàggatoo nag ma fàttali leen li ci gën a fës. li ci gënoon a fës bokk na ci doxu bu jàmmalal bi nga xam ne tey ji la amoon ci suba te askanu Dougar doon ko amal ñuy sàkk ñu delloo leen seen suuf. Denisia Samb bi fa teewal di nga xamal ne sax am na benn ndaje bu noonu am seen digg ak société bi nga xam ne Maroc la baaxee ko di pick-up police yi taxawoon na fa bu baax déglu nañ ki nga xam ne mooy Denisia Samb ci ndorteelu xibaar yi nga xam ne waxtaan it wàllu microfinance bi nga xam ne ci wàllu l'islam la aju ñàkk lawam ci sunu réew nakari lool Mansour Ndiaye bi xelam màcc ci wàllu microfinance ni nguur gi daal faaw mu jooyanti mbir mi moom Mansour Ndiaye moo doon ganu émission objection tey ji ci suba ak El Hadj Baye Omar Gueye ci jamono jooju nag commerçant yi nga xam ne ñooy xëy ci fukk ak ñeenti marché yi nga xam ne ñoo nekk ci benn dëkk ñaari gaar te lalu ci UNACOIS jàppo
ñoom nag daal ñoo lonk ba tëdd si naaj bi ne foire bi ñu fas yéene amal ci ñaar fukki fan ak juróom du fa dal ndax day ñëw jalgati déggoo bi nga xam ne moom la ñu amaloon ci atum 2015 ngir am li ñu bëgg nag dàq ñu lenn li ñu dàq nag mooy tirage au sort jëmale ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu fas yéene amal ren ji ci atum 2021 mbas mi moo fa jaar Josette Kali teewoon na fi léegi sax fàttali ñu li gën a fës ci wàllu xibaar ci ay bés bi ñu ne te mu jëm ci jeex Assane Thioune lañu ci àndaloon ñu sant ko gërëm ko sant leen it gërëm leen yéen ñi safoo rajo Sud FM di ko déglu saa su ne bu ñaari waxtu jotee ak jàmm dinañ leen tënkal xibaar yi balaa juróomi waxtu ak juróom benn waxtu beneen équipe teew fi incha allah ngir dëgtal leen yeneen i xibaar ci ni mu gën a yaatu ñu yendoog jàmm.